ndax complot amul ci mbir ndax gisoo ci loo xam ne ni am na loxo bu nekk ci ginnaaw boo xam ne ni moom mooy orchestre mbir yi ba mu doxee ni ndax gisoo ci complot. xam man gis naa ñu bari ñu naan suñ ma joxoon sama loxo ci kaamil ma waat ni ceci cela man dafa am lu may empêcher parce que dama xaw am laago parce que alkaati la du ma ni complot la bu ñu àggee ci cëppaandaw bi bu ñu gisee ni complot la dinañ wax parce que quelquefois dañuy analyser benn affaire wut ci li tax ñu ni lii la bàyyi li tax ñu ni loolu la lu ko indi ci cadre complot enquête viol la enquête viol la bis yu bu ñu amee ay indices yi nga xam ni day xalaat loo ni complot la te amuñu on n'est pas en train d'enquêter ci complot kenn enquêtul ci complot thèse de défense la c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom la ñu tudd ñoo fi indi complot bugg nag léegi ñu àtte affaire bi ci boobu angle alors que affaire bi mooy Sonko ak Adji Sarr dañoo séq li nu séq moo tax Adji Sarr porté ka plainte Sonko nag am na séq na ñoom ñaar dañoo séq effectivement parce que man waxu Sonko lay wax waxuma waxu Adji Sarr loolu laa mën a jàpp am ci lu dëgër maa fa dem maase nan ma jour bi ñuy wax ni effectivement ndaw si bu ñuy wax ni dafa violé maase na ko kon séq nañu c'est un début de quelque chose bi nga xam ni suñ ci tegee waxu Adji Sarr dañuy am obligation leeral ko je ne sais pas ndax comprendre nga ma. mais bu ñu xoolee tam développement yi affaire yi am yëpp ak li ñu ci wax yëpp ak tamit li nga xam te ni presque wax na ko ci PV yi ndax tamit ku lay siif di nga yaakamte mu ñëw ndax bu ñëwee tamit boo na koy maas nekk ñaar di nga wax kenn ki mu génn may leen yéen ñaar. xam nga yooyu noonu yëpp tamit ay xam nga nit dafa lëndëm. am ngeen droit ñëpp am nañu droit dugg ci loolu mais d'abord damay may rek nga glisser foofu ma tontu la. ma dama lay bëgg yëgal ni enquête bi du loolu du loolu détail bi du loolu. ñi nga xam ne ñooy def enquête bi ñoom ñooy fournir dossier bi ba ñu xam lan moo ci dugg ci lu permettre ñu mën a wax viol dafa compliqué nit ñi ne nu fëgguñu bunt bi doorul fii kenn déggul mu yuuxu kenn ceci cela nit mën na violer jabaram. dëgg la. d'accord nga. d'accord na. nit mën na ànd ak nit ci contexte bi nga xam ni bu ñuy décrypter seen accompagnage bay ciy tudd viol dafay compliqué dafay doy waar. te loolu yàgg ci métier moo lay mën a permettre nga am patience su ni lu tax situation bi ñu am ko tey loolu la ñu war a régler ñun en tant qu'enquêteur lu tax situation bi ñu am ko diggante Sonko ak ndaw si ba mu àgg ci viol xëy na nag mën nañu jékki-jékki rek un élément extérieur surgir nga xam ni bu évident bu pertinent bu ni ndaw si dañ ko manipuler à ce moment dootuñu ko exclure dañ ko manipuler mais ça concerne elle ça ne concerne pas feewu Ousmane Sonko. feewu Ousmane Sonko dinañ ko analyser waat ci beneen angle bu politique bi ngeen bi tax ñu indi ci invoqué ci këfin bi dinañ ko analyser waat vous allez comprendre que lii défendre ko daf ma jaaxal premier viol Sénégal mu nekk affaire d'État maa ngi koy soog a gis c'est normal parce que ki ñu ci tudd député la mais c'est anormal fi ñu ko bëgg a régler du foofu moo tax ma wax la ne ay avocat am fi ñu bëgg plaider du foofu mais tamit moom fi mu ko bëgg jaar régler ko du foofu yow duñ la jiiñ viol nga woo nit ñi ci mbedd mi du foofu duñ la jiiñ viol nga tudd président de la république ba noppi nag ñëpp tay ko nag léegi la presse y compris jaxase victime bi actuellement ce n'est plus Adji Sarr ce n'est plus Sonko c'est le Sénégal c'est le peuple sénégalais loolu moo tax mu nangu ñëw wuy si la. pour que en quoi le Sénégal est victime dans cette histoire. Ah non. Nous sommes dans une situation tout à fait tendue ay oto lakk askan bi xamatuñu lan la ci viol rek ñu tudd viol waroon nañu bàyyi mu tey ba nit ñi xam lan la ki violé ndax moo violé ndax ki ñu violé ndax dañ ko violé rek mu jeex foofu conséquences yi am ci leneen mu terminé mais ci violé rek mu def ko situation bi nga xam ni fi la réew mi lépp war a sottee ñii ay dictateur lañu ñoo fi nekkoon démb ba léegi ñun yore réew mi d'ailleurs sax ñun jeunes yi surtout cette jeunesse là qui est prise en otage pour prendre presque le pays en otage ci concept développement bi nga xam ni dafa doy waar mooy le pays aux jeunes
ñun jeunes yi discours boobu nga muule ko ba nit ñi bëggatuñ sax liggéey dañu bëgg rek di jàmbat di ñaxtu di kaas di bind ci réseaux sociaux di déranger nit ñi pourquoi parce que ñoom ñooy jeunes yi te yow da nga créer benn courant de jeunes yi ñoo war a récupérer réew mi récupérer Afrique parce que ci discours bi nga xam ne dafa inapproprié parce que du discours bu am matadi la le contenu est vicieux dafa am matadi parce que dafa manquer culture politique dafa manquer culture lan mooy réew lan moo koy yóbbu tey da ngay dem États-Unis Joe Biden ñaata at la am. plus de 110 ans. 78 ans. Pourquoi américains yi defuñu noonu jeunes américains yi monde bi dafa jaxasoo monde bi yëpp jaxasoo am réew ñëpp la mais ñii dañu choisir jël xale yi béy leen ci kaw réew mi jël xale yi béy leen ci kaw askan wi xale yi à la limite dañu dem ba li ñuy considéré mooy problème victimiser leen ñoom ñu nekk de véritables victimes ci seen situation ba xamatuñu fu ñuy taxaw fii koo fi jox ci ni ñuy demee nii amuñu projet de société amuñu vision lu dul jàmbat ay problème mais ku bind téere tuddee ko solution kooku am na gis-gis am nga nekkoon si ñaxtu kese mais yaa ngi sax proposé ay pexe yoo xam ne nii mën nañ koo jëmmal ngir génn si situation bu difficile bi nga xam te ni moom lañ nekk te ñu jàpp ne loolu yëpp tamit système bi nekk Sénégal moo ñu teg lu ëpp si loolu. xam nga damay bañ dugg da ngay compliquer que film bi du ma wax ci téere xam nga dañu ki loolu ay à la mode la ah soo demee France feneen politiciens yi dañu am aadawu ku jóg rek bind téere donc man du ma gëm ni ku bind téere rek war nañu topp sa gannaaw pour nga développer am réew mën naa bind téere waxuma téere police de lii ñuy wax nii mën naa ci bind téere parce que dama ci xalaat dama ci am ñaw-ñaw ànd ci ay nit liggéey ci waxtaan ci lu yàgg mais est-ce que pour autant war naa imposer nit ñi di man maa war a yore réew mi daal di dajale ay nit taxaw foofu maa war a yore réew mi déedéet du noonu vision projet alternatif nekk ci géopolitique dafa am lu mu tekki tey mënuñu xaar ñun li ñu bëgg imposer mooy su diw ñëwee réew mi changé su diw ñëwee réew mi développé tey réew mi. commissaire gannaaw bi ñu dégloo des différentes interventions ak lii xew tey jii ba ñu agsi fii ak fi ñu jëm ban kàddu moom ngay dénk ñi nga xam te ni ñoom ñoo ni seetaan sur ce sujet bien précisément. damay dellusiwaat rek ci benn place ni mbir bu amee ci am réew bu ñu ko jàppee leneen lu dul li mu doon bugg ko jël transféré ko ci géopolitique bi def ko leneen rek ñu ngi dugal réew mi ci gute gi nga xam ne mën na fa bañ a amee jàmm il faut que ñu nangu nekk ay nitu jàmm ñun ñëpp ñu tolloo en tant que sénégalais. ñenn ñi jàpp nañ ne nekk nitu jàmm mooy fu mu toll ni ñu woote pour mbir mi daal ñu xool nan lañ koy réglé neneen lu dul si wàllum yoon ñu bañ a topp Ousmane Sonko si wàllu am na ñu jàpp loolu xaw ma nag dégg nga ko nag. ñu réglé que neneen lu dul ci wàllu yoon dina jafe trop te dina doon précédent bu dangereux ci ñu nangu yoon wi nga xam ni Ousmane Sonko ak ñoñam ñoo ñu fa dugal mooy ñu ni Ousmane Sonko lii. ñu ni complot la politique la ba tudd ci njiitu réew mi fi mu ko aj moo kowee tudd ci ñi nga xam ni moom mooy kujje gi fi nekk léegi ni kujje gi moo nekk au centre de ça dina jafe ñu fekki ko foofu régler ko problème bi foofu politique la ñuy wax donc dama bëgg ñu delloo si waat xel yi ku nekk ñu xool exactement lan mooy sa responsabilité pour ñu mën a jéggi man fenn laa doon d'accord ak Ousmane Sonko bu fekkee ni lii dal na ko mu wax ak ay ñoñam comme moom nangu na ni dem na ko mu wax ak ay ñoñam ni leen ay la yéwén dem naa fa wante baalu leen àq defaraat taxawaayam fexe ba génn ci lii mën a continuer ànd ak ñoom mais pas que ñu bëgg forcer loxo sénégalais yi forcer loxo autorités yi ci ñu wutal ko solution fi mu ko samp moom mooy affaire bi du affaire pénal du affaire justice affaire politique la nan wax politique ñi koy fekk ci loolu. dafa war a jéggalu askan wi jéggalu ay ñoñam. man de su fekkoon dama koy xelal comme moom nangu na ni dem na fa te xel du tuut nit ñi ak li doon dëgg
kenn mënoo ko inventé ci nit ñi da ngay d'accord ni dem nga fa te fi nga dem nit ñi may sa yow sa position mayu la nga dem fa war nga mën seet beneen taxawaay booy taxaw budul ni politique la kaay leen ko xeex woo nit ñi ci biti ñii jël ay xeet ñii jël ay briques ñuy lakk di dem seen yoon nga ni nag par force débat politique la ñi ànd ak moom ci loolu dimbale wuñ ko may ñaan ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom delloo si waat seen xel gis naa ci sax ci internet bi ñu naan sauvons le parti sauvons le projet en attendant plutôt que de nous lancer dans cette direction mooy ñun dafa am lu ñu buggal réew mi nanu fexe ba loolu muy projet bi nan ko téye te bañ ko lëkkale ak sooru Ousmane Sonko nanu sauver parti bi ba lu ay mënti doon parti bi bañ a jeex ci lii donc moi je crois que ni il faut que ñu dellu soit sagesse xam ni lii mënul nekk leneen lu dul dossier pénal ak nu ñu ko politiser il faut mu génn fi déjà que am na yeneen ramification nit ñi génn nañu toj nañu ay këri jàmbur ñu ngi téléphoné nit ñi di leen menacer réew il faut que force reste à la loi réew suñu bàyyee maslaa yoon kenn du ko maslaa suñu maslaawee yoon su ëllëgee lu ñu ci fekk ñun la du tere nag mën nañu génn Ousmane Sonko mën na ci génn mais suñu maslaa yoon lu ñu ci fekk ñun la nanu taxaw fi ñu war a taxaw ku nekk jël sa responsabilité ñu avancé. jërëjëf commissaire Keita amoon naa mbégte lool dalalaat la fii nii si Seneweb ba bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñu doon seetaan. waaye sant yàlla bu baax a baax sama dernier mot la encore une fois réew mi jàmm rek moo ci xaj jàmm moo ñu ji kon ñun ñëpp nañu taxaw wutal réew mi jàmm ku nekk taxaw ci sa responsabilité ku nekk xam ni lépp lu fi nar a indi ay ñun dañu war a taxaw pour que loolu ñu fay ko ci lu mu gën a gaawee ci lu mu gën a këfin ñu bañ a jaawale nag sunu intérêt personnel ak intérêt réew mi sunu intérêt personnel ak intérêt askan wi tant que ñu ngi def distinction boobu dinañ mën a dem fu sori Sénégal moo ñu ñor moo tax ñu nangu taxaw fii di wax ak yéen wasalaam. jërëjëf commissaire Keita kon dañ leen di bàyyi rek yéen ñu ñuy teewlu ak Babacar Kébé mu wéy ak yéen foofu noonu ci assemblée nationale ngir tamit ngeen dara bañ leen ump si li nga xam te ni moom moo fay xew jamono ji donc ñu leen di bàyyi ak Babacar Kébé jërë ngeen jëf.